bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin amma ba'du. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan borom subhaanahu wa taala boo leen jéggal di leen ndokkel ci koor gi ak kori gi di ñaan borom subhaanahu wa taala nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu kori nangul ñu suñu jaamu yàlla ci mboolem anam yi ci mboolem fànn yi ci biir ak ci biti yàlla nañu ko yàlla defal ci barke rasulullah alayhi salaatu wassalaam kon incha allahu taala dañuy daal di dellu si fi nga xamante ne foofu la ñu yemoon ci al kunuz al ashara ñi ngi woon ci ñaareelu kanzu bi ci ñaari jotaay yi weesu dañoo tàmbale woon ci ubbil maanaam xeetu mbëmbëstal ci li nga xam ne moom la ñu tuddee maratibul wujud maanaam mooy martaba yi nga xamante ne foofu la am gi jaar ba yegsi ci ñun maanaam wala boog niveau yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci existence bi maanaam ci am gi et que lépp maanaam jékki-jékkul rek adduna bi nekk fii nii comme ni nga xamante ne noonu lañ ko yaakaare mu nekk buntu boo xamante wala comme ni ko ñu bari di yaakaare surtout ñi nga xamante ne dañoo yor théorie matérialiste yi nga xamante ne dañoo jàpp mooy maddiya ñoom la ñu wax al maddiya mooy ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne adduna bi nii la fi mës a nekke mais dafa jékki-jékki rek évoluer maanaam que ni dafa stagner nekkoon fi depuis la prééternité maanaam nii la mës a ne mais que dafa jékki-jékki commencer évoluer léegi nag loolu moom moo tax ñu gis àdduna bi mel ni mu mel mais bu boobaa li nga xamante ne moom mooy jàmmaarloo ak ñoom mooy ar-rujhaanu bayna shay'ayni bila murajjahin mustahil maanaam qaida la boo xamante ne ci xel lay aju maanaam ne serait-ce que loolu xel la boo xoolee jotaay bi weesu taxawoon nañu ci li nga xamante ne moom mooy wàllum xel ak maanaam xeeti atte yi nga xamante ne ñoom ñoo am ak xam-xam maanaam lan la ak ci lan lay tegu ak maanaam ni muy mën a évoluer maanaam ak li nga xam ne ñooy wër-wërloo ci buntu boobu noonu yëpp tax ca taxawoon ci jotaay bi weesu taxawaay boo xamante ne gën na yaatu niñ ci daan peut-être que taxawee léeg-léeg ci yenn jotaay yi maanaam ala kulli xaalin ci jotaay yi Kunûz yi lu tax parce que tout simplement dañoo gisoon ni dafa am mbir yoo xamante ne faw mu leer ci bopp yi maanaam ci anam goo xamante ne ci ginnaaw gi ci la ñuy doog a mën a waxee ne maanaam lépp loo xamante ne daal dafa aju ci yenn mbir yu bari bari ci lañ ko mën a xamee parce que maadaama ne nit ñi duñ jëfandikoo seenum xel di ngir mën a teg dëgg ak caaxaan mën leen a teqale mën leen a xàmmee maanaam loolu kon maanaam dëgg ak caaxaan dootul ajooti ci xam-xam dootul ajooti ci loo xamante ne am xel da koy mën a nangu waaye day aju rek ci li nga xamante ne moom mooy ñi nga xamante ne ñoom mooy classe dominante bi c'est-à-dire que ñi am ëpp doole rek ci adduna bi ci jamono ji nga xamante ne moom lañ ne wala boog ci gox bi nga dëkk xel mi maanaam nit ñi liñ gën a nangu ci seenum maanaam liñ gën a nangu di ko d'accord di ko waxtaane ba pare imposer mentalité boobu idéologie boobu ci nit ñi rek yow loolu ngay daal di jàpp ne moom mooy mën a nekk dëgg te dëgg maanaam du nekk loo xamante ne day soppeekoo noonu comme li alquran wax walaw ittaba'al haqqu ahwaa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna ne bu dëgg maanaam mu yàlla borom subhanahu wa ta'ala mi dëgg maanaam dëgg de manière générale su doon topp bànneexu nit ñi maanaam kon asamaan ak suuf yëpp day daal di yàqu ak li nekk seen biir kon mbir mi mënta demee noonu loolu moom moo taxoon ñu defoon taxaw seetlu bu xaw a en tout cas bu gën a yaatu que niñ ko daan defee maanaam ñu taxaw seetlu parce que pour ci buntu bi ngir mën a xam dëgg-dëgg li nga xamante ne moom la ñu war a mën a jàpp kon ñu dellu si ci maadiyé yi ñoom niñ jàppee mbir mi mooy ne mbir mi daf fee mës a nekk nii te loolu noonu mbir la moo xamante ne yanuwul maanaam lu tax parce que qaida bi dafa ne te loolu maanaam qaida mantiqiyya la maanaam ci wàllu mantiq mooy logique gis nga boo leen seetloo borom xam-xamul islam yi surtout ñu njëkk ñi daan toppatoo xam-xam yi nga xamante ne xam-xamu xel yi la mooy
ba pare maanaam muy ak lépp loo xamante ne ay dalil la yu tegu ci loolu mooy adillatul aqliya mooy ay preuve ay argument yoo xamante ne ci xel lay aju boo gisee ñu ci daan toppatoo c'est pas parce que dañoo bëggoon a maanaam que ni doyul que ni texte yi rek doyul déedéet dafa fekk ne laabu dañoom ñaar ñu ànd maanaam et que dafa am ñi nga xamante ne maanaam borom subhaanahu wa ta'ala borom xel yi lay njëkk a waxal maanaam xattaa ba sax ci l'islam comme niñ ko xamee képp koo xamante ne sam xel dëgërul maanaam wala yoroo am xel maanaam doo nekk koo xamante ne ci buntu sharia da ngay nekk mukallaf maanaam ku ñuy togg ay jëf parce que lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'ala suy wax xel yi lay waxal maanaam waxul ak leneen xel yi lay waxal ci nit ñi moo tax mu naan fa'tabiru yaa ulil absar ak yaa ulil albab ak la'allahum yatafakkarun afala ta'qilun et cetera yooyu yëpp mu nekk ay ayat yoo xamante ne ay wax la yu borom subhaanahu wa ta'ala di wax ngir dëgg wax ne maanaam nit ñi dañoo war di jëfandikoo lan seenum xel loolu moom mooy moo tax mu jëfandikoo maanaam baatu ay afala taqilun xanaa doo leen xalaat afala yaqilun xanaa duñu xellu wala afala tafakkarun xanaa doo leen fàttaliku afala yatadabbaruna xanaa duñu settantal maanaam yooyu yëpp day wane ni nga xamante ne noonu la jëfandikoo am ak xel ak attey xel yi ni nga xamante ne noonu la amee solo ci sharia contrairement nag ak li nga xamante ne moom la ñu bëgg a gëmloo loolu xattaa ci biir jullit ñi daf cee bari ñoo xamante ne noonu la ñuy gëmloo nit ñi ci seenum xel di leen gëmloo ne wala boog ñuy gëm wala boog ñi dul jullit maanaam ñi nga xam ne bokkuñ ci diine ji di gëmloo nit ñi ci seenum xel ne maanaam attem xel moom dafa nekk loo xam ne dafa incompatible ak diine de manière générale mais surtout ak l'islam de manière particulière alors que loolu du dëgg amul maanaam li attem xel moom mooy li nga xamante ne dafa am solo ci diine l'islam daf ko bàyyi xel te loolu doy na ci sëkk dalil mooy alquran boo xoolee boroom xel yi lay waxal comme ni nga xamante ne sunna boroom xel yi lay waxal xattaa ba ki nga xamante ne yorul am xel wala xelam dafa wàññeeku du nekk mukallaf loolu moom moo tax xale kenn du ko togg jëf loolu tax dof kenn du ko togg jëf loolu tax kii nelaw wala ki xëm parce que jamono jooju àndul ak xelam maanaam xel mooy li gën a central lii tax ñu mën a taxaw ne yow sharia day teg daan sa kaw waaw wala déet maanaam loolu am xel moom mooy li nga xam ne mooy li ci gën a am solo kon bu fekkente ne nit ki daa jàpp ne non affaire yi moom da ngay gëm rek xel non doo utiliser loolu gëm-gëm la boo xamante ne yéefir yi ñoo ko dugal ci bopp nit ñi et que ñi nga xamante ne jullit ñi nga xamante ne dañoo sàggane seen diine wala boog dañoo nekk ci caaxaan ñoom ñuy bañ kuy jëfandikoo xelam parce que xam nañ ni bu gaa yi commencé jëfandikoo seenum xel léegi tey caaxaan yi gaa yi nekkee lu ci ëpp day daal di feeñ danaan fàng parce que lu tax parce que non c'est que xam d'ailleurs noonu lañ lay commencer maanaam restreindre ci say mentalité maanaam da ngay dingat maanaam c'est-à-dire que automatiquement rek ñu jàpp ne non ça va day dingat ça mais lan moo war a tax ba waruñoo taxaw maanaam taxaw rek seetlu xool settantal maanaam jëfandikoo sunum xel ndax borom subhanahu wa ta'ala bu ñu joxee xel maanaam du pour ñu jël ko sànni ko débranché ko teg ko ne wala boog ñu jël xelu keneen branché ko ci suñu bos maanaam loolu maanaam amul sens borom subhanahu wa ta'ala di la joxum xel sa xel wuuteeg bu kee ba pare yow maanaam sam xel mënu koo def utiliser lu dul ne faw da ngay toppandoo rek da ngay toppandoo al toppe déedéet nit day jëfandikoo am xelam loolu kon moom mooy léegi nag façon yi ñuy jëfandikoo xel nan la ñuy jëfandikoo xel foofu la erreur mën a ne maanaam nit ki te loolu ñenn ñu bari dañ koy kii mooy ne nit ñi day wéy ci ñi dañoo sànku parce que dañuy utiliser xel lu bari loolu amul du dëgg nit mënta sànku parce que day jëfandikoo xel déedéet fi muy sànkoo mooy na muy jëfandikoo xel mi moom lay sànkoo maanaam du jëfandikoo xel bi ci boppam moo sànk nit ki mais façon bi muy jëfandikoo xel moo ko sànk mooy ne façon bi moo baaxul loolu moom moo mën a nekk problème mais du jëfandikoo xel en tant que tel léegi nag maddi yi mooy matérialiste yi maanaam ñi nga xamante ne mouvement athée yi comme niñ ko xamee bi muy ñëw ay côté bon yàgg naa am bien sûr mais athéisme en tant que tel maanaam nekkul loo xam ne mësta nekk mooy ilhadiya maanaam mësta ne mentalité idéologie boo xamante ne dafa tasaaroo ci adduna yi ci jamono yu njëkk yi loolu mësta ne maanaam avant c'est vrai que ay idéologie yoo xamante ne athée existé woon nañ mais bariwuñu woon musut a nekk loo xamante ne par exemple boroom xam-xam yu mag yi gënk yi kilifa yi maanaam dañ koo ŋànk téye ko wala ñi nga xamante ne dañoo am doole am ñun ñoo ko ŋànk téye ko déedéet loolu mësta am loolu moom boo xoolee sax alxuraan lu ëpp ci ñi muy waxal ci yéefir yi da ngay gis ne ñi nga xamante ne gëm nañ ne quand même yàlla am na ñoom la ñuy njëkk a waxal ñooñu la ëpp ci ñi muy waxal parce que lu tax parce que athéisme comme forme bi ñu ko xamee nii nekkut forme boo xamante ne bu amoon la
maanaam wala bokk bu tasaaroo woon la avant athéisme maanaam ilhadiya mi ngi njëkk a tasaaroo vraiment ci côté 19e siècle bi maanaam à partir de moment boobu nga xamante ne saay-saay yu mag yooyu yëpp ñoom ci lañ ñëwee ñoom Friedrich Nietzsche ñoom Karl Marx ñoom Jean-Paul Sartre ñoom et cetera ñooñu gaa yooyu noonu ci la théorie matérialiste yi ak existentialisme ak maanaam toutes ces formes de maanaam forme mentalité boobu yëpp ci la commencé am et que ñi nga xamante ne bëgguñu gën a yaatal ci lii am na partie bu bari ci lii nii yaatal nañ ko bi ñuy gis ci aqida taxawiya bi ñu leeral nañ point yu bari ci nii ba pare wane dëgg-dëgg ñoom seen mentalité li tax baaxul ak ñoom Hegel maanaam seen xeetu gis-gis yi nga xamante ne moom lañ amee d'ailleurs ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a jàpp par exemple que ni effectivement que yàlla maanaam yàlla ndekete maanaam day incarné wu ci doomu aadama maanaam et que le fait que muy incarné wu ci doomu aadama mën na possibilité mu incarné wu comme ni ko chrétiens yi di waxee ci yent yàlla Isa alayhi salaam loolu mooy wane ni kon ndekete soxlaatu maanaam ñun ñëpp mën nañoo nekk ay yàlla au moment où kon maanaam soxlaatuñu beneen yàlla buy extérieur à nous parce que tout simplement yàlla ci boppam mën naa incarné wu ci doomu aadama maanaam c'est-à-dire que si xeetu mentalité yooyu yëpp ak lan moo ko war a dajje ak yooyu yëpp loolu moo tax il faut ñu xam ko il faut ñu comprendre ko de telle sorte que mboolem mentalité idéologie façon xalaatu ni gis-gis yi il faut que ñu mën ko leer comprendre yooyu yëpp yooyu nag taxaw nañ ci yaatal ko seetantal nañ ko bu baax a baax ci bi ñuy gis point yi yëpp ci aqida taxawiya képp ku ci bëgg a am lu gën a leer day dellu foofu léegi yi nga xamante ne moom mooy kon point yi nga xamante ne mooy théorie matérialiste yi ak bon ñeneen ñu dul ñoom maanaam liñ ci li taxoon ñu ñëw ci moom mooy kii idéologie 19e siècle boobu nga xamante ne dañoo développer bu baax affaire yooyu du ñoom rek ñoo ko tàmbali parce que il faut que ñu comprendre benn affaire maanaam moom mooy lépp loo xamante ne masala maanaam boo xam ne dafa aju ci maanaam question la boo xamante ne dafa aju ci wàllu philosophie maanaam wala boog mu nekk loo xamante ne c'est humain maanaam muy ni nit moo koy xalaat ak débat philosophique yi ñu fi wax yëpp amul benn bu ci bees amul maanaam gars yi léeg-léeg dañ lay bëgg a gëmloo ne la avec les nouveaux penseurs ñoom ñooy xalaat ni loolu du dëgg amul benn masala question boo xamante ne dañ ko poser suñu époque bii ni ñu ne lu dul ne dans le passé depuis des millénaires nit ñi ñu ngi poser wu même question yi te façon yi nga xamante ne moom lañ ko wax te amul benn xeetu idéologie boo xamante ne existé wul woon avant loolu amul dans la sphère philosophique loolu existé wul amul maanaam il faut que ñu xam ko maanaam te ba pare question yi gars yi dañuy jël ay questions yoo xamante ne c'est juste maanaam nit mooy xalaatee noonu ñu bëgg ko def des questions philosophiques et que loolu philosophie rek ñoo ko war a xalaate loolu du dëgg tamit maanaam dafa may question yoo xamante ne xale yi ndaw yi bu ñuy juddu bu ñuy màgg dañuy commencer di questionner wu mais adduna bi lu ko fi def lan moo tax mu demee nii lu tax kii et puis kan mooy yàlla est-ce que am na lan moo tax nangam maanaam c'est des questions yoo xamante ne loolu képp kenn ku am doom dana ko gis maanaam benn moment ci moment yi dina taxaw di ko poser ay questions yoo xamante ne mais c'est ay questions yu naturel la maanaam nit mooy laaj question yooyu lu tax man fan laa nekkoon avant muy juddu et puis est-ce que papa yow am nga papa est-ce que yaay yow am nga yaay maanaam question yooyu mais kooku est-ce que am na papa moom tamit maanaam des questions yoo xamante ne naturellement maanaam xale dana ko laaj ci bés yi et que bu amul réponse bi ci boppam maanaam daf koy wut ci papaam ci ay waajuram wala ci ñi nga xam ne ñooñu lay tasee ainsi de suite maanaam ay question la yoo xam ne dafa naturel léegi nag les réponses ñoom ñoo mën a nekk philosophique ou pas maanaam réponse ci question yi ñoom ñooy mën a nekk voilà ñoom la ñuy xool ndax réponse yi c'est des réponses philosophiques wala ay réponses la ñoo xamante ne c'est théologique mooy kalaam ya wala mais en tout état de cause bon bu dee xëy na sa mbokk yi ñoom léeg-léeg dañ naan la rek noppil xale du laaj ji wala yu mel noonu non li xajul sa bopp gone du alors que non déedéet dañoo war am ay tontu yu leer ci li nga xamante ne moom la xale yi di laajte de toute façon mooy exactement même question yi nga xam ne moom la mag ñi di laajte léeg-léeg xale yi sax niñ koy laajee dëkk bi maanaam sew bi ci laajin bi ci lay gën a préciser loolu moom moo tax nit ki am xel sax d'ailleurs day war di jàngee ci xale yi maanaam façon laaj bi parce que ñoom bu ñu utiliser terme yu exact la ñu utiliser pour mën a laajte li nga xamante ne moom lañ bëgg a laaj te loolu yëpp di aju la ci xel lu ci ëpp maanaam xel moom mooy li nga xam ne moom moo koy yanoo te loolu noonu question yooyu il faut nga tontu ko parce que sinon xale bi day màgg te du am gëm-gëm
xale bi day màgg du am pas-pas te il faut nga joxe tontu yi nga xamante ne mooy tontu yu baaxe tontu yi nga xam ne ñoo dëppook maanaam pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa mënta ñàkk voilà donc dafa important kenn ku ci ne maanaam taxaw ci def ci taxaw seetlu ba pare kenn ku ci nekk di apporter réponse li am na yu ci bëri yoo xamante ne bi ñuy gis taxawiye bi ci jalbeen gi maanaam leeral nañ ci question yu bëri yoo xamante ne yu aju ci loolu la maanaam mu bañ a war a nekk loo xamante ne dañ koy sàggane léegi kon ñu dellu si ci réponse bi nga xamante ne parce que dañu bëggoon quand même leeral kii yooyu parce que gars yu bëri dañuy foog ne way les psychophilosophie tout ça te d'ailleurs la preuve instant bi la ñu commencé di xalaat mooy à partir du 19e siècle la ñuy xool les grands philosophes ñu commencé di am esprit athée yi maanaam di nekk ay athée te du ñëpp mais réponse yi amul benn boo xamante ne réponse yu exact lañ lu dul mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlu sunnati wal jamaa joxe woon nañ ci ay maanaam am benn question lu dul ay réponses yu exact yoo xamante ne yu clair ba pare yu simple yoo xam ne waa ahlu sunnati wal jamaa génne woon nañ ko leeral nañ ko ba pare yaatal nañ ko te boo xoolee comme ñu mel ne al-Juwayni at-Taftazani al-Ghazali ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim ci borom xam-xam yu njëkk yi Ibn Fawrak Ibn Asakir balaa sax ñuy tudd imam al-Ash'ari ak imam al-Maturidi ak ñeneen ak ñeneen imam at-Tahawi wala ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullah al jami' mais dañ daan indi des réponses mais vraiment aussi bien théologiques que philosophiques te ay réponses yu exact lañ ci anam goo xamante ne amul ku mën a taxaw débattre ak ñoom moo tax jullit ñi amul ku mën a taxaw débattre ak ñoom ci questions yi nga xamante ne ce sont des questions théologiques et philosophiques amul te loolu lu tax tey mu war a nekk loo xamante ne bu ñu xalaatee le monde musulman maanaam duñu xalaat volet boobu loolu lu ko indi parce que tout simplement jullit ñi jéemuñu sax ba xam loolu ba pare dañ leen ko sàggane loolu carrément voilà te da ngay gis même ku ñëw wax indi benn théorie méthode yi nga xamante ne ñoom ñooy méthode kalaam yi nga xamante ne moom la Ash'ari yi di def bon dañoo Ash'ari pour wax waa ahlu sunna wal jamaa yëpp di def rahmatullah alayhim da ngay seetlu ne day nekk lu révolutionnaire moom da ngay seetlu même dans la philosophie actuelle gars yi dañuy gis ne loolu c'est des pensées révolutionnaires alors qu'en réalité c'est un b.a.-ba ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci xam-xamu diine l'islam ci buntu aqida ci buntu ilmul kalam maanaam b.a.-ba la c'est-à-dire que dafa simple amul benn masala mantiqiya mooy des questions yi nga xam dafa aju ci logique lu dul ne tey boo jëlee ku mel ni imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani wala boog imam al-Akhdari wala ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhim wala ñi nga xam ne ñooy ku mel ni imam al-Ghazali imam al-Juwayni ak ñeneen ñu mel ni ñoom imam at-Taftazani Sa'duddin at-Taftazani ak Sayf al-Amidi ak ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhim lu dul ne dañ cee indi ay tontu yoo xamante ne munoo gis ci téere tubaab yi te question bu maanaam réponse bu gën a bu soit dañuy tolloo rek wala mu gën wala bale gën a leer amul loolu amul te da ngay gis léeg-léeg ñoom ñu indi benn phrase kese boo xamante ne dañ koy teg phrase boobu daal di remplacer benn livre boo xamante ne ñi la ñoo ko bind maanaam monde occidental bi dañ ko bind te benn phrase rek lay doon léegi ñu ñëw kon sur la question maanaam maddiye yi mbooleem li ñu théoriser mooy matérialiste yi mboolem te il faut que ñu comprendre benn affaire avec théorie matérialiste boobu nga xamante ne moom lañ am d'ailleurs mooy ñu ñëw ci 19e siècle bu noonu d'ailleurs ñoom Charles Darwin ñoom ci ñooñu lañ bokk avec sa théorie de l'évolution naturelle non de l'évolution des espèces par sélection naturelle maanaam ak ñooñu noonu ak ñi ma jot a tudd saay-saay yi ma jotoon tudd ñoom ñëpp ñoo yem ay saay-saay yu mag leen ñoom ñoo yanu maanaam instant bii nii xam-xam bi nga xam moo en tout cas le côté philosophique dafa bëri ñu leen ci toppandoo topp seen ay tànk wala jàpp ne c'est la science et que voilà gars yi léegi seen xel dafa rëy seen xel dafa yaatu et cetera alors qu'en réalité du dara ay wax yoo xamante ne teguwul ci dara ay naxa sax dang dëgg la maanaam ay liñ naan di poudre aux yeux xaw ma loolu dëgg la teguwul ci dara ngelaw la haba'an mansura laa lay wax ni ngelaw bu ñu ëf kii pënd bu ñu ëf
moo xalaat yooyu ñooyam boo ko gis nag oui c'est un grand penseur oui c'est un grand philosophe oui en réalité bu ñu toogee ba débattre dëgg-dëgg sur les questions dañuy gis ne seen wax di tegul ci dara d'ailleurs loolu moo tax ñuy ragal ñenn ñi nga xamante ne dañoo xaw a am pensée philosophique boobu ba pare dañ ci am une petite initiation ne serait-ce qu'une petite initiation xoolal ku mel ne Tariq Ramadan initiation bu ndaw la am ci domaine boobu mais pourtant fu mu toogee ak ñoom rajaxe leen parce que tout simplement lu tax parce que gars yi maam ni ñu yaakaaree ni mbir mi noonu la demee demeewut noonu xaajul bay demee noonu et que léegi nag jullit ñi ñun léegi ñun ñoo sàggane suñu héritage boobu suñu ndono loolu ñun dañ kaa sàggane loolu moo tax il faut ñu dellu si bu baax léegi ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy comme genre il faut ñu comprendre que ni dafa bari ay mentalité yoo xamante ne dafa xew dans le monde occidental yoo xamante ne seen race seen meññ kii bi maanaam germe yi maanaam li ko meññ dëgg mi ngi juge fan ci théorie yooyu noonu maanaam mentalité yooyu nga xam ne moo xew à partir du fin 18e siècle dugg 19e maanaam moment boobu noonu dafa bari ay théories yoo xamante ne dañoo ñëw dugg ci mentalité par exemple Hitler bu théorie yooyu noonu amutoon ba pare monde scientifique bi jamono jooju noonu jàppale idéologie boobu Hitler pensée bi du mën a évoluer pensée nazi yi nga xamante ne moom lañu amoon parce que évolution des espèces et que problème bi tout simplement mooy théorie matérialiste bi ñoom moo maanaam théorie de l'évolution en fait du dara lu dul benn branche ci théorie matérialiste bi et que théorie matérialiste boobu théorie évolution boobu moom dafa jàpp ne mbir yi dañuy évoluer et que comme évolution la maanaam lii day ñëw nekk ni kii lii après mu am évolution yi yegg si ba par exemple bon comme niñ ko gisee niveau bi par exemple golo léegi moom moo am ay évolution espacée ay évolution yu bari dans le long pendant ay milliards d'années et que moom moo tax ba nit exister et que nit kooku donc moom tam day évoluer donc gën a jege golo mooy nit ku ñuul moo gën a jege golo et que après dañuy évoluer mais ci biir évolution boobu maanaam comme ay race la donc dafa am évolution race yi dafa am nu mu gën a màggee à chaque fois ku ñëw gën a màgg d'ailleurs da nga doon gis milieu scientifique boobu mu jamono jooju dañ doon théoriser comme quoi que ni bopp nit ku ñuul yuur bi yuuru tubaab moo gën a rëy maanaam te loolu day wane ni intelligence tubaab kon moo gën a rëy intelligence nit ku ñuul maanaam xeetu gis-gis yooyu noonu dara mënu ko appuyer lu dul théorie de l'évolution bi nga xam ne dafa découler ci théorie matérialiste boobu et que non lii nii c'est important parce que booy comprendre maanaam naka la kii di xalaate maanaam il faut nga comprendre fan la xalaat bi jóge et que pour ñoom donc milieu scientifique bi ils étaient dañoo nekkoon ay complices aussi ci loolu parce que c'est pensée philosophique yi gars yi dañ leen a ëlëmoon maanaam gars yi dañ leen di fan quoi et que à la limite dañuy am seen complexe ba nga xamante ne par rapport ak loolu da ci am ñoo xamante ne dañuy xalaatee noo xamante ne dëppwul ak xam-xam loolu te loolu noonu ba léegi day am ñi nga xamante ne dañuy nekk ci milieu scientifique bi mais dañuy am xeetu pensée yooyu noonu même bu fekkente ne y aura toujours des gens yoo xamante ne ils sont contre ça parce que xam-xam mooy def loolu xam-xam mooy may nit benn genre indépendance benn genre mu dellu ginnaaw maanaam di xool am auteur di jël auteur et cetera ba pare bëgg maanaam nekk ku libre am indépendant ci ay pensées loolu xam-xam moo koy def nit parce que sans loolu nit ki du nekk boroom xam-xam abadan loolu moom moo tax ngeen di gis à chaque fois que même à cette époque là ay gars yi suñu doon génn di def lii mu am ñeneen ñu ñëw di indi yeneen i théorie di teg di wane ne ñii li ñuy wax bu dëgg et que preuve yaa ngi nii et que kii yiñ def suñu kii yiñ def nu tudd expérience scientifique yiñ def yëpp day wane ni ñii li ñuy wax bu dëgg loolu daan na am aussi ci biir milieu scientifique bi mais quand même nguur gi ñoom daanuñu utiliser lu dul waxu ñi nga xamante ne maanaam ñoom ñoo leen di jàppale ci biir boroom xam-xam yi loolu ñu tuddee ulama usul loolu dafa am ci lépp boroom xam-xam yu saay-saay dafa am ci diine ji noonu la amee ci mboolem yeneen domaine xam-xam yi loolu nag ñooñu lañ daan jëfandikoo pour ñu xalaatee maanaam ni ñuy xalaatee ni bon li may wax ni rappel histoire la gënuma ko fee xam kenn mais quand même il faut que quand même ñu rappeler ko pour ñu gis gravité wu mentalité boobu et que gars yi bu ñuy évoluer par rapport ak ne kon ndekete gars yi dañoo évoluer donc mais da ngay déparé ci nit ku ñuul di yéeg
looy gën di xees looy gën di xonk looy gën di weex di gën moo indi Hitler jàpp ne seen race bi ñoom ariet moom moo gën ci mboolem race yi maanaam parce que mooy bi gën a évoluer xataa ci biir nit ñu weex ni moo ci gën a évoluer kon loolu sans théorie de l'évolution loolu Hitler mënu ko woon a théoriser maanaam mënu ko woon a teg ba dugal ko ci ay bopp ba def massacre yi mu def yëpp du mën a ne sans théorie matérialiste bi loolu du mën a ne kon bu ñu gëmloo ne le monde scientifique maanaam këni wala boog philosophique këni par rapport ak seen idéologie yooyu ñu yor loolu noonu woy dañoo libérer nit ñi c'est faux loolu dafa au contraire dañoo gaañ nit ñi parce que comme niñ ko waxee woon sànq boo xoolee Hegel ni nga xamante ne moom noonu la théoriser woon mbir mi maanaam jàpp ne nit ku ne yàlla mën naa incarner wu ci yow au moment où incarné wu na ci yent yàlla Isa alayhi salaam kon mën na incarné wu ci nit ku ne maanaam ko da nga gis dafa gën a jege mentalité chrétienne mais Nietzsche bi mu ñëwee mais Nietzsche dafa jàpp ne mais au moment où loolu mën na ne mais kon soxlaatuñu yàlla maanaam yàlla ci jëmmi boppam lañ soxlaatu au moment où ñun ñi suñu mën nañ nekk yàlla mu ne Dieu est mort maanaam mentalité boobu maanaam yooyu après bu fi yàlla nekkatul fokk nga dëgëral wax jooju kenn yàlla newu fi mais dafa am yeneen idéologie yoo xam te ne faaw nga teg leen ci kanam faaw nga teg leen pour mën a prouver ni en réalité yàlla amul mais comme que loolu mënut a tegu lu dul ci yenn parce que gis nañ ne adduna bi mi ngi fi parce que loolu c'est un constat mooy ne adduna bi mi ngi fi univers bi mi ngi fi donc loolu constat la kenn mënut a wax ni loolu dëgg amul au moment où que mënuñu weddi ne loolu am na maanaam pour wax ne yàlla amul dañuy dellu ci ne kon maanaam mooy maddiye gi mooy ne le matériel c'est-à-dire que moo tax mooy théorie matérialiste boobu moo tax il faut que ñu jàpp ne adduna bi daf fee mës a ne et que dafa jékki-jékki parce que daf fee mës a ne boo ko waxee mooy li muy tekki mooy kon lu tax mu évoluer donc daal dafa jékki-jékki rek évoluer léegi question bi moom mooy parce que dañoo gis muy évoluer te évolution day impliquer disparition day impliquer que ni début bi am na fu affaire bi tàmbalee loolu moom évolution loolu lay impliquer loolu mboolem oqala uy d'accord nañ ci maanaam kuy jëfandikoo sam xel ku ne xam na ni lépp luy évoluer c'est parce que day vouer benn moment à une destruction à une disparition maanaam day jeex et que kon loolu li muy tekki mooy dafa am fu tàmbalee itam mais ñoom pour dàq baatu tàmbali bi mooy dañ naan dafa tàmbali dafa jékki-jékki rek maanaam ni mu mel nii la mës a mel mais dafa jékki-jékki rek évoluer léegi boobu question bi posé wu mooy lan moom mooy qaida bi ñu la wax ci njàl benn jotaay bi mooy ar-rujhaanu bayna shay'ayni bila murajjihin mustahil maanaam nootal ñaari mbir ci diggante ñaari mbir ci lu amul élément extérieur bu ñëw nootal loolu mënta ne maanaam mooy dafa bokk ci li nga xamante ne loolu am xel la maanaam mooy lu mënta ne la ci jotaay bi weesu waxoon nañ ci wàllu àtteem xel yi maanaam li war muy waajib li nga xam ne jaa'is la dafa mumkin la dafa possible ak li nga xam ne mustahil la dafa impossible mënta ne mais loolu mënta ne maanaam moom mooy lan mooy ñaari possibilité saa yu ñu amee ba pare tolloo maanaam ñaari possibilité saa yu amee bu amee benn rek bu ñëw dominer c'est parce que il y a un élément extérieur boo xam ne moo ko faire dominer maanaam loolu sinon loolu mënta ne waaw wolof yi dañ ko naan suuf su sutantee dañ koo jal maanaam wolof loolu lay wax waaw suuf moom su sutantee rek dañ koo jal kon ne serait-ce que loolu day tegtale ne ñoom seen wax ji yanuwul maanaam mais da ngay gis benn phrase moo daaneel seen boolem waxi seen boolem théorie benn phrase mën na koo daaneel benn qaida aqliya benn mantiqiya benn règle da koy mabbal mais da ngay gis ñoom ni ñuy théoriser mbir mi teg ko ba ñi amul xel jàpp ne lii moom war naa yanu maanaa war naa lan yanu maanaa voilà te beneen mbir bi tegtale ne seen wax jooju dëgërul mooy qaanunu sababiyya li ñu naan qaanunu sababiyya mooy le principe de causalité loolu day tegtale ne ñoom li ñuy wax dëgërul loolu dalil bu rëy la ci contre ñoom mooy ne lan mooy munoo ne que adduna bi dafa jékki-jékki maanaam nii la daf fee mësa ne ba pare amul kenn ku ko amal loolu munoo ko wax parce que lu tax
parce que lépp lu am dafa am lu ko amal et que loolu noonu il faut que mu am limite parce que limite boobu moom foog mu am parce que qaanunu sababiyya loolu mooy principe de causalité loolu il faut que mu am ay limites maanaam nit ñu bari dañoo foog ne qaanunu sababiyya amul limite déedéet non parce que il faut que mu am lu ñu tuddee al musabbibul awwal mooy première cause bi loolu moom foog mu am ci principe de causalité sinon du dox loolu soo ko bëggee gis dañ dinañ lay jox ñaari exemple pour nga comprendre li ñu bëgg a wax mooy su ma jëlee ne maanaam bépp événement bu am ñu ne événement bii événement moo ko jiitu ñu ne boobu tam bii moo ko jiitu te maanaam te bii maanaam événement bi ma njëkk a tudd ñaareel bi ma tudd moom moo ko waral et que ñaareel bi ñetteel bi moo ko waral loolu il faut mu am fu mu tàmbale su ma lay jox exemple tey dama lay jox exemple tey ma ñëw ci yow ne la dama bëggoon nga embaucher ma ci place sangam c'est-à-dire que tey bu fekkente ne affaire bi yow nga ne ma waaw man bëgg naa ko mais il faut que ma am signature sama supérieur bi ne la waaw man d'accord naa ci mais il faut ma am signature ki nga xamante ne moom mooy directeur général bi ne man d'accord naa mais il faut que ministre de tutelle bi signé ko ministre bi ne la d'accord naa mais il faut que ma dem ci primature ba premier ministre bi d'accord ci bu premier ministre bi ne la waa d'accord naa mais il faut que président de la république ànd ci gis nga lool président ne waaw d'accord naa mais il faut que première dame d'accord ne d'accord naa mais man tamit amoon naa koo xam ne foofu maanaam bu fekkee am nga affaire bi amul fu mu yem man duñ ma embaucher mais su fekkente ne man embaucher nañ ma c'est parce que am na fu mu yem comme la ma bëgg a wax parce que su amul fu mu yem rek kenn du ma embaucher mais su amee fu mu yem mooy possibilité ñu man ñu embaucher ma am na donc événement yi di xew ni yi ñuy gis ak yi causes yi ko précédé principe de causalité bi wala adduna bi rek tout simplement bu ñu ko jëloon dans sa globalité il faut que mu am lu ko waral et que loolu kooku il faut mu am lu ñu tuddee al musabbibul awwal maanaam mooy ki nga xam ne moom moo koy amal ku jiitu parce que sans loolu adduna bi du mën a am loolu mënta ne loolu nag foofu nag gis nga ci principe boobu noonu mooy cas de figure bi ma la wax léegi nii foofu la matérialiste yi di jéem a jouer te mënuñu ci jouer parce que loolu du yenu maanaam loolu moom moo tax maanaam lépp loo gis mais par exemple tey buñ ne lii lu ko waral nga ne nangam ñu ne nangam boobu lu ko waral ñu ne nangam ñu ne nangam boobu lu ko waral ñu ne nangam maanaam affaire bi su amul fu mu yem mooy ne lii nii mënta ne parce que il faut mu am musabbibul awwal sans musabbibul awwal maanaam cause bu njëkk sans mu am loolu du mën a ne ba pare dafa am beneen affaire ci qaanunu sababiyya mooy il faut que mooy tey par exemple suñu ne kan moo taal lampe bi ñu ne Moodu yow mënoo ne Moodu léegi ku ko taal déedéet mënoo wax Moodu ku ko taal parce que lu tax parce que Moodu du ku ñuy taal kan moo togg añ bi astu ku ko togg mënoo ko poser c'est-à-dire que il faut que ñu xàmmee bu baax a baax lan lañ mën a poser ci question ak lan lañ mënta poser question wu kan moo def nangam kon question boobu day faux loolu moom moo tax tey buñu ne ku waral na adduna bi ñu ne la yàlla nga ne yàlla ku ko waral dañ naan la yàlla du ku nuy waral parce que question boobu dafay fausse foofu la kaanoonu sababiyya foofu la amee ay yu ko encadré c'est-à-dire que règle yi dafa am ay dawaabit dafa am ay normes yoo xamante ne règle bi fokk mu dugg ci norme yooyu léegi nag ci yooyu nag la gaa yi di jéem a porox ndoolu di jéem a tuur lëndëm nit ñi fekk ne loolu xel moo ko yeno maanaam c'est-à-dire que looloo tax ñu war di jëfandikoo xel mi voilà te lii nii dafa aju ci lépp nag voilà kon ñoom liñ nekkoon mbir mi dafa am rek fu mu dafa dem loolu mënta ne voilà il faut que mu am moo tax alquran ne am xuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun mais est-ce que maanaam ñoom dañ leen a bind ci loo xamante ne amul fu mu ci dara wala boog lan humul khaliqun ñoom ñooy ñi bind déedéet xam nañ ni ñun binduñu adduna bi ñun binduñu ko binduñu suñu bopp non plus
mais suñu existence dafa am origine. Au moment où comprendre nañ dañu am origine il faut que mu am ku créer origine boobu maanaam kooku il faut mu exister avant loolu moom mooy li nga xamante ne mënta ñàkk te xel mënta nangu lu dul loolu voilà beneen mbir bi nga xamante ne léeg-léeg dañ koy théoriser maanaam mooy que ni d'ailleurs loolu moom moo tax mu am ñaari mentalité ci biir xataa milieu scientifique bi il faut pas croire que comme ñu bari li nga xamante ne moom la ñuy wax déedéet dafa am li ñu tuddee les kii ñuy créationnistes yi tamit am nañ maanaam à part matérialistes yi am na ñuy tuddee les créationnistes mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo gëm ne adduna bi dañ ko créer te adduna bi ñooñu noonu ñoom ñoo théoriser li nga xamante ne moom la ñu tuddee Big Bang maanaam créationniste yi ñoom ñoo ko théoriser ci monde scientifique bi te créationniste yooyu nga xam dañoo jàpp ne adduna bi dañ ko bind dañ ko créer ñoom ñoo am ay preuve matérialiste yi amuñ benn preuve hatta Darwin moom ci boppam ci théorie de l'évolution bi moom ci boppam dafa jàpp ne théorie bi dafa bari ay limites daa am na ay limites et que limites yooyu noonu effectivement suñu gisee ne wérul donc day wane ne théorie bi yëpp day effondré wu day màbb te loolu gis nañ ko xaqiqa la mais ànd ak loolu yëpp da ngay gis ñenn ñi dañuy bëgg c'est yenn revue scientifique yi yenn télévision yi boo leen xoolee comme France Télévisions boo xoolee da ngay gis ne bokk na ci seeni bëgg-bëgg di wane tout le temps ay documentaire ak yooyu yuy gëmloo nit ñi ne théorie de l'évolution dëgg la wala bokk ci seen journal yi maanaam bon j'apprécie bien leur journal en tout cas yi ñuy def journal télévisé yi mais quand même point boobu benn point la ci yi nga xamante ne yu doy waar la ci seeni gis-gis ak seeni bëgg-bëgg mooy ne dañuy bëgg gëmloo nit ñi ne dans le monde scientifique il y a que les évolutionnistes alors que du dëgg il y a les créationnistes ñoom tamit am nañ te ñooñu ñu bari lañ ci monde scientifique bi te ñi nga xam ne ñoom ñoo ñi ci gën a mag noonu lañ gëm sauf que dafa am tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme ku mel ne Einstein wala ñu mel ni ñoom nga xamante ne dañoo gëm ne effectivement yàlla am na mais yàlla boobu am maanaam extérieurul ci univers bi te loolu tamit yanuwul maanaam te du dëgg mënta ne am na ñi nga xamante ne tamit dañoo gëm mooy këni adduna bi dafa am ay yàlla mais dafa am ay yàlla yu bari loolu tamit ñu njëkk ñi nga xamante ne dañ ko doon xalaat maanaam jàpp ne yàlla yi dañoo bari loolu tamit ay gis-gis la yoo xamante ne baaxul te wérul comme ni nga xamante ne noonu la ko Alxuraan dajee ci lu bari bari lu ñu tuddee moom la mutakallimu ne di tuddee dalilu tamaano mooy tegtal boo xamante ne mooy ak xañante moo ko war maanaam ak lu dalilu tamaano la maanaam mooy mbir mi man su fekkente ne dama ko moom ba mu jeex léegi yow tam doo ko mën a moom maanaam loolu la et que loo xam ne man dama koo def ba mu jeex yow doo ko mën a def comme nañ jël exemple boo xam ne mbayeen yi dinañ comprendre bu baax baax maanaam tey bu ma yore benn dank ceeb moo ko xasee ba dugal sama gémmiñ ba sax tamit ko wan na ko maanaam mooy yow mënutoo lekk jëmbi dank ceeb boobu mënta ne voilà loolu mënta ne kon borom subhaanahu wa ta'aala mënta créer adduna bi ba pare keneen créer ko am moom ak moom loolu mënta ne voilà comme li Alxuraan waxee mattaxaza Allahu min waladin wa maa kaana ma'ahu min ilaahin idhan la dhahaba kullu ilaahin bimaa xalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd borom subhaanahu wa ta'aala jàppewul doom kenn te it nekkul koo xamante ne maanaam dafa am ku ànd ak moom nekk en même temps yàlla bi moom bi bindee fi parce que lu tax loolu su amoon ku nekk day daal di jël yóbbu lim moom ba pare beneen bi ci des mooy loolu su amoon yàlla du melowoo li nga xamante ne moom la ñuy tuddee alkamalul mutlaq mooy ak mat bu ñu joyal ak mat bu ñu joyal borom subhaanahu wa ta'aala daf koo melowoo yooyu yëpp tamit ay leeral nañ ko ci durus taxawiya yi leeral nañ ko yëpp moo tax dañuy résumer ay mbir yoo xamante ne leeral nañ ko foofu bu baax léegi fii nii dañuy résumer rek mbir yi lu tax borom subhaanahu wa ta'aala moom dafa matale dafa nekk koo xamante ne kon moom dafa melowoo lan ak mat goo xamante ne du ñu joyal la parce que lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'aala mënta nekk koo xam ne day matadi maanaam melowu matadi mënta nekk ci moom
au moment où melo matadi mënta ne ci moom loolu moom mooy kon dafay mat melo mat moom moo mën a ne ci moom te parce que su melo matadi nekkoon ci moom du mën a nekk yàlla te melo mat wi melo boo jël ci mat ci maanaam buñ jëloon melo mat bu ne comme par exemple ñu jël xam-xam melo mat la comme par exemple ñu jël kàttan ak sañ-sañ ak mën-mën melo mat la nañ jël rek exemple yooyu bu fekkoonte ne borom subhanahu wa ta'ala melowulul melo mat kon dañuy jël nañ xool ni ñu ne comme par exemple ndax ñu jël mën-mën ak kàttan ndax yàlla mën na lii ñu ne waaw mën na ko kay léegi mu kon ñu ne mën na ko et que daf koo mën ba mu mat parce que su ko mënul woon ba mu mat day wàññeeku ak wàññeeku day ne ci moom chaque fois que ñu jël benn question benn mbir ci lu ne ñu gis ne daf cee borom bi daf cee mat c'est-à-dire que dafa meloo mboolem melo yi nga xam ne meloo mat la et que parce que melo yooyu su ko melowul woon day wàññeeku et que comme wàññeeku mënta ne ci moom kon mat rek ka fi mën a ne parce que lu tax parce que dafa am qaida bu ne faaqidu shay'i laa yu'tihi maanaam ku ñàkk dara du ko mën a joxe c'est-à-dire que tey lii wane ne yàlla dafa am maanaam melooy mat yi da koo mate moom mooy képp koo xamante ne dafa am meloo mat yàlla moo la ko jox te loolu ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ ne comme que yàlla moo bind lépp kon moom mooy bind tam melo yu mat yi te kon moom moo ko joxe mais ki nga xamante ne dafa amee melo yu mat maanaam kii dem bay joxe melo mat c'est parce que mënu ko ñàkk c'est-à-dire que tey bu fekkonte ne man yow dama la war a jàngal par exemple ñu jël benn question ci droit wala ci économie wala ci informatique man su ma amul xam-xam ci domaine boobu du ma la ko mën a jàngal maanaam boo ci amee question man du ma la ko mën a xamal kon ce qui veut dire que ne yow boo ci amee xam-xam mooy ne man bu ma la ko xamalee c'est parce que maanaam ba nga xam ko ma expliquer la ko ba mu comprendre ko c'est parce que man question boobu man comprendre naa ko te xam naa ko loolu lay tekki c'est-à-dire que tey yow man par exemple yow soo ñàkkee man ma jël par exemple 1000 euros ma may la ko c'est parce que man yor naa 1000 euros su ma yorul woon 1000 euros du ma la mën a may 1000 euros ba nga am yow du dëgg loolu moom mooy faaqidu shay'i laa yu'tihi ki ñàkk dara du ko joxe comme gis nañ meloo mat yi am na ci àdduna bi lu demee nekk yërmande lu nekk xam-xam lu demee nekk sañ-sañ lu demee nekk kattan et cetera dundu et cetera yu yëpp mooy ne kon ki ko def maanaam ki la ko jox kooku da koo yor moo tax parce que su ko meloo woon du la ko mën a jox yow du dëgg très bien léegi loolu moom mooy loolu am solo la parce que lan mooy wane ne effectivement dafa meloo mat mooy loolu mais loolu mu am benn point boo xamante ne mën nga koo maanaam gars yi mën nañ ko posé wu ne way mais bu fekkee meloo mat daf koy joxe kon lan moo tax kon meloo ñàkk yi tam mën fee ne est-ce que kon du ne yàlla daf koy joxe boobaa dañ naan la déedéet parce que règle boobu du dox ci melo yu manqué yi melo yu wàññeeku yi règle boobu du ci dox mooy comme tey par exemple nit mën naa rey nit te fekk moom deewul parce que mi ngi dund dafa joxe dee mais parce que dee melo wàññeeku la et que dund melo mat la maanaam ki mën a joxe dee moom mooy ki nga xamante ne moom dafa lan ki mën a reyaate mooy kiy dund mais pas contraire bi donc loolu lu mat a bàyyi xel la ci règle boobu ba tax buñ ne kon waaw melo wàññeeku yi nekk ci nit ñi kon ndax yàlla dafa mel noonu déedéet dañ naan la c'est vrai que yàlla moo koy joxe mais loolu day tegtale au contraire matam mais pas wàññeeku voilà mooy ne moom melo mat bi mi ngi ci moom ba pare mën naa créer melo wàññeeku loolu lay tekki parce que ki nga xamante ne dundam mat na ak wérgu yaramam mat na par exemple kooku moom mooy mën a par exemple gaañ nit takk ko yeew ko dóor ko pistolet mu dee maanaam loolu ki ko man mooy ne daf vraiment am na lu mat ci mën a dund mën a def dara mën a am kàttan et cetera loolu moom moo tax kon bu dee ci yàlla moom melo wàññeeku mënta ne ci moom mais melo mat rek moo mën a ne ci moom mais bu fekkente ne au moment où ci mbir mu ne point bu ne mën parce que lu tax ñuy wax loolu mooy mën nga ni ok kon yàlla melo mat yi ok am na ko mais lan mooy wane ne mat gi mu am dafa absolu c'est-à-dire que amul limite loolu lan moo koy wane parce que xam nañ ni kon ok am na xam-xam moo tax mu joxe xam-xam d'accord moo tax mu bind adduna bi ok du dëgg am na kàttan ok moo tax mu mën a bind adduna bi moo tax mu mën a joxe kàttan d'accord
mais lan mooy wane ni moom xam-xamam amul fu mu yam lan mooy wane ni kattanam moom yàlla amul fu mu yam lan mooy wane ni dundam amul fu mu yam lan mooy wane ni yërmandeem amul fu mu yam lan mooy wane ni njéggalam amul fu mu yam lan mooy wane ni ñeewante amul fu mu yam lan mooy maanaam qualité yi vertu yi lan mooy wane ni amul fu mu yam parce que loolu questionnement lay doon parce que maanaam nit mën naa am xam-xam ba pare mu am lu mu réeri loolu moom d'ailleurs sax loolu moo gën moom loolu sax moo am ci nit mindi fi mais au moment où bu fekkonte ne loolu mën na ne ci yàlla kon day wàññee ko dana mën a ne ci moom loolu moom moo tax c'est-à-dire que tey bu fekkente ne dañ naan am na xam-xam mais nangam nag peut-être que xamu ko parce que question boo jël rek maanaam point boo jël rek quel que soit point bi foo ko mën a choisir sur un ensemble d'infini de choses yu ñu mën a xam boo jëlee point boo ci mënti jël day maanaam ñaare ci opposé wu maanaam mooy soit day xam wala mu ñàkk a xam te bu dee ci point boobu daf ko ñàkk xam kon mooy ne am na ak wàññeeku ci point boobu te loolu mënta ne ci yàlla kon comme wàññeeku bi mënta ne ci moom donc mu xam ko rek ka fi mën a ne lu mu am sañ-sañ ak kattan bu dee ñàkk koo mën a am mënta ne kon xam na ko moom rek maanaam am na kattan ak sañ-sañ gi rek ka fi mën a ne loolu moom mooy maanaam loolu boo ko jëlee ci mboolem quel que soit le point de l'ensemble même bu dee une infinité de possibilités d'ensemble là d'éléments là plutôt une infinité d'éléments ala kulli xaalin day maanaam résultat bi day nekk benn mooy lan mooy ne yàlla am na maanaam melowu mat woo wax yàlla nam ko incarné dafa absolu dafa mutlaq la mooy al kamalul mutlaq ak mat guñu joyal la voilà loolu maanaam yi ay attey xel la c'est-à-dire que du loo xamante ne du loo xamante ne dañ naan il faut nga am ci il faut nga expérimenter ko déedéet lii am xel rek la jarul expérimenter comme ni nga xamante ne mathématique théorie yi démonstration yi boo ko xasee ba def maanaam résultat bi nekk lu exact bu dee defoo benn erreur ci démonstration bi ba agsi ci résultat final boobu noonu day absolu noo ko maanaam day absolu ci mboolem domaine de définition bi ci domaine de définition bi nga xamante ne moom la résultat ba war a appliquer wu yëpp domaine d'application bi yëpp ci mboolem élément boo ko dugal day baax maanaam jarul ma koy expérimenter sur tous les éléments pour xam ne lii dëgg la jaru ko ndax attem xel la du atte expérience attem xel la loolu point la yu mat a bàyyi xel yu mat a xam ne kon après am na tamit ñi nga xamante ne ci biir ñi di bokkaale ñi nga xamante ne seen bokkaale li leen ko yóbbee parce que aussi il faut ñu comprendre que cosaanu bokkaale du que ni nit ñi dañoo jóg jékki-jékki benn bés rek ne dañuy jaamu ay xërëm affaire bi demeewut noonu affaire bi dafa am processus dafa am période maanaam dañuy gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy adduna bi ni mu demee gars yi dañuy seetlu maanaam ñu njëkk ni c'est des grands penseurs c'est-à-dire qu'il faut pas que ñu yaakaar ne ñu mujj ñi ñooy xalaatkat yu mag yi et que ñu njëkk ñi daanu ñu xalaat déedéet c'est vrai que ñu mujj ñi am nañu yu ñu développé ci jariñoo gi jariñoo xam-xamu ñu njëkk ñi ba développer ay yeneeni méthodes yoo xamante ne ñu njëkk ñu yoruñu ko woon comme tey par exemple le fait que ñuy mën di waxtaan nii à travers internet Zoom bi di kii yooyu loolu gaa yu njëkk yi amuñu ko woon bon d'après li ma xam te loolu kon day wane ne mais ñoom aussi par rapport ak civilisation yi nga xam ne dañoo fay amatuñ ñoom it amoon nañ yenn xeet xam-xam yoo xam ne ñun amuñu ko ba léegi nii amuñu ko parce que suñu recherche yi ak développement scientifique et technologique jëmul ci côté boobu donc loolu tamit il faut que ñu comprendre ko parce que léeg-léeg ñu gis gars yi ci civilisation yi njëkk yi ñuy defar ay affaires yoo xamante ne ba léegi nii amaatagul ci kaw suuf ñu ko mën a defar donc loolu day wane ne quand même ay xam-xam bi dafa évoluer ci ay angle yu wuute et que xam-xam dalay won ni xam-xam nekkee géej gu dul jeex mais que ñun ok suñu civilisation moom moo ñu may quand même alhamdulilah ci ngëneelu borom subhaanahu wa taala barke yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam
effectivement ñu am yii yëpp alhamdulilah xam-xam bi tasaaroo daal di gën a gaaw et cetera yaatu et cetera évoluer alhamdulilah donc ñun gars yi dañ daan xool adduna bi di xool univers yi ni muy évoluer kii galaxie yi ni muy def biddiw yi ni ñuy évoluer ñu am ay xam-xam yoo xamante ne tey jii nii raar na jafe na ngay gis nit ñu ko am ba pare surtout mu nekk masse maanaam masse gi amoon ko parce que dañ daan xool jaww ji di xool asamaan yi di xool mbir yi ni muy évoluer et cetera yu yëpp ñu di ko xam ñuy seetlu léegi nag dañ daan seetlu ne dafa am biddiw yi nga xamante ne su daan fenk nangam day xew ñu gis ne am na galaxie yoo xamante ne wala ay constellation mooy buruj yàlla Alxuraan di wax was-samaa'i zaatil buruj voilà buruj yooyu muy ay constellation yoo xamante ne suñ daan feeñandoo wala niñ daan taxawee dafa am loo xamante ne moom lay jur ba pare dañu am ay forme yu ñu yor forme yooyu ñu yor ba pare ñuy mën di situer planètes yi fan lay ne maanaam ak nan la tegoo nañ lañ tegaloowee yooyu yëpp biñ koy ñoom le fait que ñu ko daan seetlu moo daan waral ci ñoom ñuy am ay fêtes yu ñuy créer ci par rapport ak bu nangam de am parce que dañuy seetlu ne bu nangam de am lii day xew tey par exemple bu ma jëlee benn exemple simple mooy Noël le 25 décembre parce que tout simplement ñu njëkk ñi dañu seetlu woon ne jant bi bu yegsee maanaam journée yi day wàññeeku benn moment am dañuy wàññeeku di wàññeeku mooy ni muy gàtte ba le 22 décembre à partir du 22 décembre même heure bi ci la jant bi di sox ci la jant bi di jóg même heure bi et que le 25 décembre la jant bi di commencer yéegat donc loolu ñu koy féete moment boobu te donc yooyu ak ñu créer kon benn fête boo xamante ne par rapport ak jant bi la am na ay biddiw yoo xamante ne chaque 70 ans la ñuy génn et que suñu feeñee day correspondre toujours ak ay événements naturels wala ay événements ci mbir yu bari léegi ñoom remarque yooyu ñu def constat yooyu nga xam ne moom lañ def moom moo indi ba pare dañ daan associer aussi yenn kii mooy les signes zodiaques maanaam mooy par rapport ak buruj ji ni ñu taxawee dañ ko doon associer ak ay événements même xattaa ci dundu nit ñi voilà ak par rapport ak moment yi ñuy ñëw ci journée bi moment yi ñuy feeñ et cetera loolu moom moo tax jours yi nga xam ne moom la ñu am ñun lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche yooyu yëpp dañ ko associer ak ay planètes loolu moom moo tax lundi par exemple moom mooy le jouru lune bi maanaam lundi mardi mooy jouru Mars mercredi jouru Mercure la jeudi jouru Jupiter la vendredi jouru Vénus samedi jouru Saturne dimanche mooy jouru soleil bi jant bi et que parce que jant bi moo nekk ci digg bi yëpp d'ailleurs moom mooy premier jour bi dimanche ainsi de suite et que te loolu même en anglais Sunday la ñuy wax maanaam mooy le jour du soleil sun donc Sunday donc le jour du soleil donc le moon day donc le jour de la lune moon day et cetera maanaam loolu ñu njëkk ñi dañ kaa xamoon xam-xam yu wér la yu am yu njëkk yi de maa nit ñi aligné wu il faut pas que croire que ni ay planètes yi nii ñun léegi lañ ko xamaa ainsi de suite yenn signes zodiaques yi constellation yi ni ñu tegoo loolu depuis Mathusalem gars yi dañ koo xam te loolu mooy wane nit ñu njëkk ñi dañoo amoon i xam-xam yoo xamante ne léegi rare na nga gis ku ci am initiation léegi nag ñoom bu ñu constaté réalité yooyu ak relation yi biddiw yi di am ak ñun suñu dund par exemple ay basse marée haute marée comme ni ko gars yi di waxee ci météo yi da ngay gis ni tout le temps day am rapport ak fan la jant bi fan la weer wi tollu fan la maanaam les 28 demeures là mooy manazil yi voilà les mentions lunaires les 28 là mooy voilà maanaam fan lañ to nan ban effet lay am ci nit ñi seen dund non seulement ci adduna bi mais ci nit ñi ba ñuy seetlu par exemple que ni
pleine lune bu amee période boobu noonu day am ay jeexital ci humeuru nit ñi ay naqari deret ay gaaw a mer maanaam boo bëggee xeex nga gaaw a xeex et cetera deret ji ak ni muy dawe et cetera day lool tax ak imam Ibn Rushd rahimahullah moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle gi mu digle ne nañuy woor ñetti fan yooyu mooy ayyaamul biid yi moom daf ko associé ak problème médical tout simplement moom dafa jàpp ne cette question là est essentiellement médicinale moom loolu la jàpp parce que loolu c'est pour que deret ji ni muy dawee ci yaramu nit ki mu nekk de manière optimale parce que moom aussi bon comme niñ ko xamee al imam Ibn Rushd mooy Averroès moom la tubaab bi naan Averroès rahimahullah imam la qaadi la woon borom xam bu mag la et cetera moom nekk tam borom xam bu mag fiqh maliki nekk ci référence et cetera philosophe la médecin bu rëy la tamit et cetera donc voilà donc liñ bëggoon wax foofu mooy donc ñooñu biñ yàggee seetlu événement yooyu xool par exemple jant bi effet yi muy def ci gàncax gi bu jant bi amee jant bi dafa am ay effet yu muy def ci gàncax gi dafa am effet yu muy def ci dundu nit ñi et cetera dafa am jeexital ba pare planète yi le fait que ñuy tourner ni ñuy tourner et que jant bi ñuy tourner et que ñu gis jant bi par rapport ak ni mu amee maîtrise ci ñoom loolu la gaa yi daan seetlu xam ko moo tax nga daan gis ñu jàpp ne ñu war a jaamu jant bi wala ñu war a jaamu weer wi wala ñu war a jaamu biddiw yi et cetera loolu nag jàppuñu ne dañ leen di jaamu parce que ñoom la ñuy jaamu déedéet dañoo jàpp ne dafa am ay lu ñu tuddee arwaaxul mudabbira ay ruux yu soppandiku ci ñoom d'ailleurs boo xoolee constellation yi muy buru ji da ngay gis dañuy am ay yenn yi dañuy am ay forme yenn animaux yi wala ñu am ay forme yenn mbir yu ñu xam ay comme balance bi taureau lion et cetera yooyu yëpp dafa am et que alignement yi nga xam ne moom mooy exister léegi nag loolu boo ci boole te loolu ay xam-xam la yoo xam te ne lépp foowul dafa bari lu ci wér voilà mais sauf que biñ ci dugalee affaire yooyu noonu jàpp ne en fait que ñoom maanaam en quelque sorte li ma la bëgg a wax mooy bu ñuy jaamu jant bi c'est pas parce que jant bi la ñuy jaamu maanaam astre bi déedéet dañu ne dafa am benn ruux esprit boo xam ne mooy administrer jant bi moo ne ci ginnaaw loolu moom moo ñu amal njariñ gu tollu nii moo tax ñu koy jaamu maanaam mentalité boobu moo nekkoon ci ginnaaw loolu tax ñu bari buñu daan gis maanaam ñun suñu génération laa bëgg a wax ñun bu ñu léeg-léeg ñu ñuy nettali par exemple yéen yéeféri niñ daan jaamoo jant bi weer wi wala nu ñuy jaamoo li nga xamante ne moom mooy seen bant yi ñuy defar ba pare di ko jaamu ñu bari jàpp ne gars yi dañoo dofoon amuñu woon xel du tout alors que du dëgg am nañ xel c'est parce que ñoom jaamuwuñu bant bi parce que bant la déedéet jaamu ñoom ñoo koy defaral seen bopp maanaam mais représentation la ci ñoom yàlla bi ñuy jaamu bi nga xamante ne moom moo am ay administration bu mu def ci benn wàll ci seen dund te loolu noonu li ko indi mooy dafay représenter benn affaire boo xam ne dafa am phénomène ci phénomène géographique naturel boo xamante ne moom la ñuy gis di ko seetlu di xam ne kon ndekete am na ci ginnaaw koo xamante ne mooy administrer loolu sauf que ñoom dañoo jàppoon ne maanaam bokkaale gi fi mu jóge mooy le fait que jëluñu lépp ñu def ko benn yàlla kese moo tax ñoom luñ doon wax dañ naan aja'ala al-alihata ilahan wahidan xanaa ñii de moom daf Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun li tax mënuñu ko nangul mooy moom li mu bëgg a def mooy yàlla yu bari yëpp lañ bëgg jël rek maanaam mobiliser ko def ko rek benn yàlla kese te ñoom li ñu seetlu mooy dañoo gis ne phénomène yi maanaam par exemple li jant bi def bokkul ak li weer bi di def biddiw yi par rapport ak fi ñu féete ak constellation bi ak par rapport ak moment yi ñuy feeñ bokkuñu ay conséquences ci univers bi mais aussi ci dundu nit ñi loolu tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bi mu laajee ne xam ngeen ndax lan la malaul ala di waxtaanee tey ñu ne ko déedéet mu ne ñu ne parce que borom subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne dafa wax ne am na mon asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi am sama jaam yi dañoo xëy tey nekk ñoo xam ne da ñenn ñi weddi ma ñenn ñi gëm ma mooy lan mooy ku wax ne mutirna billahi yàlla moo tax ñu taw mu ne kooku foofu mu'minun bi kooku dafa maa gëm waaye ki nga xam ne daf naan mutirna bi naw i kaza wa kaza maanaam biddiw sàngam fenk gi mu fenk moom moo tax ñu taw kooku dafa maa weddi maanaam mooy conséquence bi la
parce que gars yi dañ daan seetlu ne am na biddiw yoo xamante ne moment yi ñuy génn par exemple yi ñuy feeñ ci année bi par rapport ak zone géographique bi moment boobu noonu par exemple ci la mbay mi di ñor moment boobu bu biddiw bi feeñ ñu xam ne mbay mi day ñor am biddiw yi bu ñuy feeñ rek automatiquement dañuy xam ne mi dana taw tey dana taw léegi dana taw ci kanam wala boog suba dana taw wala boog dans quelques jours dina taw loolu noonu xam-xam yooyu noonu moo taxoon ñoom ñu jàpp ne gars yi ñoom yii nii biddiw yi wala jant bi wala weer yi ñoom ci seen bopp dafa am ci ginnaaw yooyu ay yàlla yoo xamante ne ñoom ñooy administrer mbir mi loolu moom moo tax ñu am ay yàlla yu ngelaw yàlla yi li nangam yàlla yi wërsëg yàlla yi lee yàlla yi lu ne ñu wutal ko yàlla loolu il faut que ñu comprendre mentalité yi li indi affaire boobu bokkaale yi ñi njëkk bokkaale loolu moo leen indi woon moo leen indil bokkaale loolu am ci ñeneen ñi nga xamante ne ñoom dañ ko jël maanaam par rapport ak ay nit wala par rapport ak tout un système buy mobiliser wu ci univers bi wala ay nit yoo xamante ne dañoo jàpp ne nit sàngam diw sàngam nit ku baax la nit ku sell la comme peuple yent yàlla Nuh alayhi salaam seen ñoom nitam ñi ñooñu par exemple ay nitu yàlla yu baax lañ jël jàpp ne maanaam daan la fonk ziyaare leen et cetera mais benn moment ñu jël leen defar leen statut parce que statut boobu noonu ñu doon jaamu ñoom statut bi jaamuwuñu jëmmi statut bi mais nit ki nga xamante ne moom la statut bi di représenter kooku lañ doon jaamu te jàppuñu ne kooku rek moo mën def affaire yi déedéet dañoo jàpp ne yàlla buy def faaw kooku maanaam yàlla dafa décentraliser mbir mi moo tax alquran mi ngi naan walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa yéefiri jàppuñu mukk ne parce que il faut que ñu comprendre seen mentalité jàppuñu ne yàlla yi ñuy jaamu kenn ku ci nekk daa am lu muy def déedéet dañoo jàpp ne ñun ma na'buduhum jaamu wuñ leen illa liyuqarribuna ila allahi zulfa lulul ngur ñu jegeñal ñu yàlla loolu la moom moo tax parce que dañoo jàpp ne dafa am yàlla bi nga xam ne mooy bu mag bi et que yàlla boobu noonu dafa délégué ay yàlla yu ndaw et que yàlla yu ndaw yooyu noonu kenn ku ci nekk dafa am looy administrer léegi nag ñi jàpp ne biddiw yi la jant bi la weer wi la et cetera constellation yi et cetera ñoom ñoo am ay esprit yu nekk ci ginnaaw di leen administrer ci anam goo xamante ne ñoom dañ leen a yoreel njukkeel buñ leen war a delloo ci jaamu leen ak di leen ñaan di leen toroxlu seen kanam mais looloo tax ñu leen di jaamu mais que ñooñu dañoo jàpp ne comme yàlla dafa décentraliser mbir mi ñoom kon pour mënuñu am accès ci yàlla boobu lu dul ñu jaar ci ñi loolu moom mooy seen mentalité vrai loolu mooy vraie mentalité yi bokkaalekat yi loolu moom moo tax que loolu nekk nit wala mu bañ a nekk wala mu nekk biddiw wala mu nekk garab wala mu nekk dex wala mu nekk lan nu mu tudd géej wala mu nekk ngelaw wala lu mu mën a doon maadaama ne du yàlla yaa ngi bokkaale looloo tax ñu waxoon ne ki jàpp ne am na benn photo parce que loolu maanaam tey bu ma jàppee ni photo bii diw sangam photo bi su ma ko toogee ñaan ko yàlla maanaam moom dina faj sama aajo ki def loolu photo bi diggante photo bi moo gën a garaaw sax nga jëloon ab statut parce que statut maanaam représentation bu incomplète la bu imparfaite la alors que photo bi c'est une représentation parfaite comme niñ ko xamee nga jël photo donc muy représentation bi parce que kii jël photo benn nitu yàlla wala kum jàpp ne nitu yàlla parce que léegi comme dafa tasaaroo mu taxaw di ko ñaan may ma nangam sëñ diw sama maam diw may ma nangam kooku gëmul ne photo bi lay jaamu de gëmul ne photo bi lay ñaana maanaam ki photo bi di représenter lay ñaan loolu mooy exactement li peuple yent yàlla Nuh doon def alayhi salaam tel ci la leen yàlla duma ñoom la wax ne ñoo yées ci nit ñi innahum kaanu qawman fasiqin wa qawma Nuhin mu ne innahum kaanu azlama wa atgha yent yàlla ñoo dàqoona tooñ ba pare ñoo gën a beew innahum kaanu hum azlama wa atgha voilà maanaam superlatif absolu la utiliser ci ñoom parce que ñoom forme biñ ko defee nitu yàlla yooyu ñoom jàngale wuñu woon loolu donc yii yëpp en fait
jaar bon dañ ko wax ni vite fait jaar benn bu ci ne am na nag beneen idéologie bu gën a garaaw encore boo xamante ne mooy idéologie kémite yi mooy bi nga xamante ne mooy taalibe Cheikh Anta Diop yi ñoom ñoom ak Marcus Garvey ñoom seen mentalité bu bon a bon la parce que damay gis ñu bari surtout léegi nii ñuy référé wu ci Cheikh Anta Diop en tant que mel ni comme si référence bu mag a mag la da ngay gis ñoo xam te ne dañoo gëm yàlla pourtant gëm diine l'islam mais di référé woo Cheikh Anta Diop comme étant benn voilà koo xam ne vraiment ku ñuy référé wu la bon dëgg la boroom xam-xam la ci domaine bi mu nekkoon c'est un grand penseur et cetera loolu yëpp effectivement il faut le reconnaître comme ni ko yéefir yu bari nekk mais nag ngandam ceddo la boo xamante ne maanaam instant bii ni idéologie bi gën a garaaw bi rampante bi di dem moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki ci taxaw jàngale ko mooy sëriñu ñi ci nekk muy kémiti d'ailleurs tuddoon nañ seen ay mbir ci taxawiye bi ba wax ñoom nu ñu xalaatee mentalité yi seen kii jàpp nañ ne yàlla ci boppam maanaam lu bari niñ jàppee yàlla baaxul non seulement mais mais mentalité yi ñu àndal ba pare boole ci jàpp ne li tax ñun ñu tardé ñun Afrique mooy gëm gi ñu gëm diiney l'islam ak diiney chrétien te budul woon diiney l'islam ak diiney chrétien yi romb nañ fi bu yàgg maanaam bu ñu yemoon ci suñu yàlla yañ suñu maam yi doon jaamu moom ci gis-gisam moom ak maanaam ay taalibeem seen ñun suñu yàlla yiñ doon jaamu d'ailleurs moo tax mu bëgg retourner lépp ci ne nit moom doomu aadama moom Afrique la ko fekk baax maanaam gëmuñu ne maam aadama ak maam awa maanaam la yàlla njëkk bind loolu moom mooy li nga xam te ne gëmuñu ko d'ailleurs mboolem ñuy défendre théorie matérialiste yi aussi noonu lañ mel gëmuñu ne maam aadama ak maam Hawa alayhi salaam ñoom la yàlla njëkk bind loolu moom gëmuñu ko dañoo gëm ne nit ku ñuul la yàlla njëkk bind et que maanaam ñoom sax duñu jàpp ne yàllaa ko njëkk bind dañ ne c'est le berceau de l'humanité rek wala que le premier homme voilà jeex na mais ay déedéet que ni yàlla njëkk ko bind déedéet ba pare théorie yi gëm ne mooy ne l'islam ak chrétien ñoom danoo sàcc mboolem yi nga xamante ne mooy idéologie yi nga xamante ne wala boog concept yi nga xamante ne moom la suñu maam africain yi nit ñu ñuul ñi développé woon islam ak christianisme bi dañoo ñëw sàcc ko ba pare teg ko ci kanam comme si ku ko créé voilà ba xatta existence yawmal qiyam àjjana safara jéggi sirat ak yëpp moom dafa jàpp ne que ni l'islam da koo sàcc ci gaa yi kese te lii nii ay waxam la bu téere mi boo def vidéo bi et cetera boo ko xoolee da ngay gis lii mentalité yi nga xamante ne moom lañ am d'ailleurs bon temps yi bon ñu ngi koy ziarer dañ koy ziarer tamit léegi taalibe mi moom dañ ko wutal sax ab ziar annuel et cetera donc ak mentalité yu bari yu garaaw yu dangereux yoo xamante ne maanaam weddi yàlla la ci cosaan et que jàpp nañ ne problème bi nga xamante ne moom la ñu am ñun africains yi ñoom ci seen gis-gis mooy problème mu diine te c'est le problème principal parce que ñoom dañuy ne soo waxee africain bi ne ko Afrique am na problème politique danaan la dëgg la am na problème militaire danaan la dëgg la am na problème social danaan la dëgg la am na problème économique danaan la dëgg la mais soo tuddee il suffit que nga tudd Jésus ak Mohammed comme ñoom niñ koy waxee alayhi salaam maanaam il suffit que nga tudd leen rek que nga gis gars yi commencé mer loolu moo lay wan ne problème bi ñu am fee jëluñu l'islam ak christianisme ñu génne leen Afrique du développé wu maanaam te ak xeet yeneen mentalité yu mel noonu ñoom yooyu lañ yor ak seen yàlla yi nga xamante ne ñoom Nun Ra Maat et cetera ñooñu noonu bon te duñu taxaw ci ay Osiris et cetera maanaam duñu taxaw ci seen kii bi parce que jotoon nañ ci leeral indi ay leeral ci taxawiye bi ak seen mentalité yooyu yëpp ay mentalité la yoo xam ne taxawul xel nangu mais ñoom dañoo jàpp ne mooy diine ji gën a baax et que en réalité boobu mooy vrai diine mooy diine yi sunu maam africain yi ñoom la ñu tuddee animisme et que d'ailleurs léegi dañoo jàpp ne comme baatu animisme léegi dañ koo kii nu mu tuddati dañ koo saboter baat la boo xamante ne dañ ko rendre péjoratif ba bu ñu waxee animisme nit ñi xel mi ñuy yor li ñuy xalaat du baaxul looloo tax léegi ñoom dañuy tuddee baat bi moom vitalisme voilà parce que yàlla mi ngi dund fépp mi ngi ci lépp daf feeñ ci lépp
am na lu ci maanaam ñoom seen xalaatin boo ko xoolee dafa profonde ci ni ñuy xalaatee mais te dafa nuru xaqaay yi ay vérité réelle yi ci yenn points yi mais maanaam bu ñu demee ba jub dëgg gi rek dañuy moy bu ñuy dem ba jub dëgg gi rek mooy ñoom noonu la ñuy seen xalaat yëpp noonu la demee yàlla nañu yàlla sàmm dañ doon wax yi aussi pour wax ci wàllu ni ñu war a jàppee biir yi dëgg-dëgg et que ni surtout bu dee ci côté développement yii yëpp ñu jot a wax fii tey ak yeneen yi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo gën a aju ci domaine boobu noonu moo tax ak yeneen dalil yi nga xamante ne preuve yi nga xam ne ñooy wane yàlla am na effectivement que ne yàlla dafa am yooyu noonu dañuy bàyyi ko bëgg am maanaam ku ci bëgg a gën a am lu leer mu dellu ci durus taxawiya yi incha allah foofu dana fa fekk ñu yaatal ko ci ay jotaay yu bari kon ñu yam foofu incha allah bu jotaay bi di ñëw nag ñu dugg dëgg-dëgg ci point bi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin